sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon xam naa incha allah dañuy ñëw tey si suñu troisième wala quatrième partie ci yi nga xamante ni moom lañ doon def ci mooy quatrième partie bi ci wàllu jàpp. mu mel ni defoon nañu déjà première partie moo xamante ni dafa jëmoon ci législation. maanaam ci naka la ñu daganale jàpp affaire yooyu ak ci yan mooy source yi. deuxième partie bi alhamdulilah moom itam defoon nañ ko ci maanaam yan jaamu yàlla ñoom ñooy exiger njàpp ak ci yan jaamu yàlla lañ naan njàpp kat c'est recommandé. ci troisième partie bi passé nga xamante ni moom tamit traité nañ ci yi nga xamante ni ñoom ñooy faratay njàpp. kon tey incha allahu ñu bëgg a traité yeneen yi nga xamante ni par exemple yi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu yi yàq njàpp. ginnaaw bi nga xamante ni xam nañ ana lan mooy faratay njàpp yi ba pare. donc faratay njàpp yi comme niñ ko waxee woon waxoon nañ ni juróom-ñett la. donc xam naa peut-être ci kii yi niy def question réponse yi niy def incha allah léeg-léeg dinañ ci dugal pour xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy suivre ndax ñoom ñu ngi jàpp exactement li nga xamante ni moom la ñuy nekk di wax. tey ñu jëm ci li nga xamante ni moom mooy yàq njàpp. yi yàq njàpp su fekkee dañ koy tënk maanaam dans sa globalité mën nañu wax ni juróom-ñeent la. sauf que daf si am ñett yoo xamante ni ñoom ñooy yi nga xamante ni dañoo direct ñett yoo xamante ni moom dañ koy toj mu leer. donc si biir juróom-ñeent yi dañ naan kon boobu mooy benn bi. donc yeneen 8 yëpp dañ naan yooyu dañuy causer njàpp lu yàqu maanaam ay sabab lañ ci. mais yi nga xamante ni ñun moom la ñuy njëkk a wax mooy yi nga xamante ni ñoom dañuy toj njàpp directement. donc loolu bépp jullit boo xamante ni yii nii dal na la rek da ngay xam ni yow sa njàpp yàqu na. bi ci njëkk maanaam ci yiy yàq njàpp bi ci njëkk moom mooy tuur ndox maanaam saw day yàq njàpp. kon bépp nit boo xamante ni tuur na ndox rek mooy njàppam yàqu na. léegi nag après peut-être am na benn remarque bu ci am incha allah dinañ ko wax si bu ñuy paree ci yi nga xamante ni ñoom ñoo yàq njàpp. waaye li leer moom mooy saw day yàq njàpp. deuxième bi moom mooy dem àll ba maanaam tuur dugub. loolu la ñuy wax alxaayit moom tamit day yàq njàpp wala boog dem ci gott ba wala xayta yooyu yëpp ci baatu arab bi la jógee mooy xaayit. yooyu tamit loolu tamit dafay yàq jàpp. beneen bi ci ñett yi may wax donte am na si yeneen 2 yoo xamante ni dañ koy dugal maanaam ci saw mais dinaa ko ñëw donc moom wax buñ ko tàllalee day nekk juróom. ñetteel bi moom mooy ngelawal wala boog le paix donc maanaam ngelawal dafay yàq njàpp. donc ñett yooyu dañuy yàq njàpp donc saw day yàq jàpp. dem àll ba dafay yàq njàpp. ngelawal dafay yàq njàpp donc ñett yooyu. am yeneen ñaar yoo xamante ni dañuy yàq njàpp moom mooy al masyu soo ko déggee moom la ñuy wax liquide séminal. liquide la boo xamante ni dafay génn ci nit ki ci bànneex bu ndaw moo xam mu am lu muy xool maanaam loo xamante ni da koy yëngal mu xool ko loolu génn ci moom wala mu am lu muy xalaat maanaam xelam dem ci mbir moo xamante ni day tax moom mu yëngatu mu yëg boppam am liquide bu ndaw buy génn ci moom wala yu nuroog yooyu. waaw wala su fekkee ki am soxnaam la jamono bi muy nekk di def ay actes préliminaires ak soxnaam liquide boobu di génn ci moom liquide boobu noonu day yàq njàpp. donc da ngay gis ni kon liquide boobu noonu bokkul ak maniyu bokkuñu ñoom ñaar bokkuñu donc il faut ñu def différence bi. maniyu moom day waral sangu farata bu génnee si nit ki si bànneex bu ñu baaxoo. waaye su fekkee masyu la moom du waral sangu farata moo tax jullit bi war na différencier ñaar yi xam lan mooy maniyu xam lan mooy masyu. donc masyu mooy liquide bi nga xamante ni day génn day retax nga xamante ni limite des fois du am couleur wala buy am couleur bi tamit mooy gën a moins weex que maniyu. liquide boobu su génnee si nit ki du sangu farata na leer parce que bari na ay nit yoo xamante ni dañuy jaxase lool dañuy jàpp ni ñoom
fi mu toll nii su fekkee dañu nekk di am lu ñuy seetaan wala lu ñuy xool wala am ñu laal jigéen wala yu demee noonu liquide boobu ñuy yëg muy génn ci ñoom pour ñoom loolu day waral sangu farata déedéet loolu waralu sangu farata day waral nit ki dem jàpp ji waat léegi nag li muy def mooy lan day raxas zakaram par contre da koy raxas ba mu set wicc ba pare mu doog a dem jàpp ji kon kooku loolu liquide boobu loolu lay waral maanaam jàpp lay waral mais waralul sangu farata am beneen mbir boo xamante ni tamit lu mat a bàyyi xel la mooy lu ñuy tuddee al wadiyu moom la ñuy wax liquide post urinaire maanaam ki nga xamante ni dafa tuur ndox ba pare loolu du ñëpp lay dal nag maanaam am na si ñoo xamante ni duñ gis wadiyu donc loolu moo tax tamit loolu lu mat a bàyyi xel la am na si nit ñoo xamante ni suñ tuuree ndox rek ñoom buñ ferloo lépp day génn benn yoon waaye am na si nit ñoo xamante ni ñoom ils sont obligés maanaam ñu xaar ba liquide boobu génn parce que day yéex a génn am si ñoo xamante ni sax jarul sax ñooy xaar lu bari mais liquide boobu day génn buñ tuuree ndox ba pare da ngay gis ni bokkul ak saw bi waaye moom moo gën a tal saw mi ba pare day génn gis nga loolu tamit su génnee ci nit ki même su fekkoon ni saw na ba pare mu dem jàpp toog ba mu yàgg mu yëg ni am na luy génn ci moom mu daw dem génn daal di génne maanaam dem ci toilette bi mu génnee loolu dañ naan mbir moomu dafay bokk ci yi nga xamante ni dafay waral mu jàpp jiwaat donc juróom yooyu lu mat a bàyyi xel la mooy tuur ndox dem àll ba ak ngelawal ak masyu bi nga xamante ni leeral naa ko ñu di ko wax liquide séminal ak wadd yu ñu di ko wax liquide post urinaire gis nga juróom yooyu ñoom dañuy toj njàpp mais d'office directement maanaam amul possibilité ñu ni non peut-être ci cas bi wala nangam non ñoom juróom yooyu fu nu ñëwee si njàppali rek njàppali day yàqu léegi nag après mu des yeneen yoo xamante ni ñoom moom du ñu toj njàpp mais dañoo bokk ci yi nga xamante ni dañoo bokk ci yi nga xamante ni dañuy waral njàpp toj maanaam loolu la ñuy asbaab yi tey dinaa ci citer benn incha allah yi ci des ma bàyyi ko ba cours bi di ñëwaat maanaam suba wala ginnaaw suba incha allah benn bi ma ciy citer mooy laal jigéen boroom xam-xam yi dañ ci wuute donc moo tax léegi nag il faut tamit ñu def attention ci ñaari mbir maanaam la différence entre maanaam le caractère licite maanaam ndax dagan na wala daganul ak ndax day yàq njàpp wala yàqul njàpp ala kulli xaal amul werante ci ni góor gi amul droit jox loxo wala muy laal jigéen bi nga xamante ni lewu ko maanaam du jabaram wala mu bokk ci yi nga xamante ni ñi nga xamante ni xaraam na mu takk leen jigéen bu bokkul ci ñi xaraam nga takk leen wala nekkul sa soxna jigéen boobu amoo droit jox ko loxo amoo droit nekk di kottanteeg moom moo tax yii xew léegi nii moom ay sama xaritu jëkkër la naa nga daw kott ko xam nga naan ko chéri non yooyu ay yëfi caaxaan la rek daganul voilà léegi nag est-ce que loolu dana yàq njàpp waaw wala déet donc ñaari mbir yu wute la moo tax jullit bi tamit war na di bàyyi xel di def différence entre liy yàq njàpp ak li dagan li yàq julli ak li dagan maanaam ak li xaraam ak li dagan maanaam mbir mën naa xaraam ba pare du am effet ci julli gi li ko waral mooy parce que amul lien direct ak lenn ci condition julli yi wala amul lien direct ak lenn ci condition njàpp yi donc loolu c'est très important nit ñi bàyyi ko xel waaw man fi mu toll nii am xadi mu ma romb ma nuyu ko biisanteeg moom ñuy discuter ndax yàq na sama njàpp wala yàqul sama njàpp loolu amul rapport ak le fait que ni li ma def dafa xaraam bu fekkee xadi moom man ma koo takk ab jàmbur la ci man donc loolu tamit c'est très important ñu bàyyi ko xel voilà léegi buñ ñëwee ci laal jigéen boroom xam-xam yi dañ ci wuute da ngay gis ni maanaam ñetti wax dañ ci am ba ñeent mais ala kulli xaal ñun après dañuy jàpp rek wax bi nga xamante ni moom mooy bi gën a dëgër dafa am ñu jàpp ni du yàq njàpp am ñu jàpp ni da koy yàq d'office quelle que soit la condition waaye ñun li ñuy jàpp incha allah mooy li maalikee yi wax mooy yàq gi mu koy yàq mais ñu teg ko ci ay conditions yi mooy lan il faut ñaari mbir yi benn am ci alors que ces deux conditions là maanaam chacune d'elles est suffisante pour que njàpp li yàqu conditions yi mooy lan nga jublu ci bànneex wala nga am ko ci wala bien sûr wala waxuñu eede maanaam waxuñu nga am ko ci déedéet kon bu boobaa dañ naan kon dañ koy subdiviser en 4 parties mooy ki ci jublu bànneex waaye amu ko ci
ak ki ci jubluwul bànneex waaye am na ko ci ak ki ci jublu bànneex ba pare am ko ci maanaam les deux à la fois ak tamit ki nga xam ne non seulement jubluwu ci bànneex waaye tamit amu ko ci. D'ailleurs c'est la plupart des cas ci ñi nga xamante ni dañu tàmm nekk bise gauche droite ñoom souvent loolu mooy seen cas parce que daa bokk ñoom ci liñ tàmm waaye jubluwuñ ci bànneex amuñu ci bànneex ñooñu nag seen jàpp du yàqu maanaam su fekkee jàpp woon nañ seen jàpp yàquwul waaye ñetti cas yu njëkk yépp seen jàpp day yàqu bu ko ci jubloo am na ko ceeg amu ko ci la ñamale yàqu na su ko ci amee jubluwu ko ci woon ak jubluwu na ko ci ñoo yem yàqu na maanaam il avait l'intention ou pas c'est fini, ces ablutions sont annulées. Donc l'intention, il faut qu'il y ait l'intention, mais il faut aussi qu'il y ait lieu de ce plaisir. Donc si la personne a eu l'intention d'avoir du plaisir, ou bien si la personne a eu le plaisir en touchant une femme, en ce moment-là, ces ablutions sont annulées. Mais nag su fekkee ne moom jubluwu ko ci il avait pas l'intention de ça waaye tamit amu ci bànneex du tout bu boobaa dañ naan ah yow kat wax dëgg yàlla sa njàpp yàquwul. Loolu nag attention, ça n'a rien à voir avec le caractère licite du fait de toucher une femme qui n'est pas du tout ta femme ou bien qui ne fait pas partie du cercle restreint que Allah a mis en place pour dire que ni ñii xaraam nañ nga takk leen. Voilà donc loolu c'est très important nit ki di ko bàyyi xel su fekkee ni dafay wax ci wàllu nuy jigéen ak yu demee noonu wala sax ci masala yu baree bari il faut muy tàqale diggante li xaraam ak li nga xamante ni dafay yàq njàpp. Voilà donc pour jigéen bi il faut maanaam mu leer kon laal jigéen day yàq njàpp si et seulement si y a eu du plaisir ou y a eu l'intention d'avoir du plaisir mooy su fekkee plaisir am na wala intention am plaisir am na su fekkee yooyu am na ci rek mooy njàpp li yàqu na su fekkee yooyu amu ci nag incha allah mooy njàppam yàquwul. Donc tey ci yooyu la ñuy arrêté mooy 6 yooyu incha allah dinañ indi ci beneen partie bi maanaam ci cours bii di ñëw yeneen yi nga xamante ni ñoom ñooy yàq njàpp. Bu leen di hésiter di tontu ci question yi nga xamante ni ñoom la ñuy poser su ngeen tamit mënee partager vidéo yi y a aucun souci mën ngeen ko partager amuñu ci benn problème lenn rek la ñuy ñaan mooy buñ ko dagg te it bu ñu déformer propos yi loolu kese la sinon yi ci des yëpp ñun amuñu ci benn problème diine yàlla ji moom loolu moom mooy loolu pour loolu la mooy nit ñi di ko man di partager wallahu taala alam yàlla mooy ki gën a xam. ñu ngi jégalu waat bu baax ci kàddu yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.